jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi dañu koy door rek ponk yi wax nag ci jàngoroy coronavirus tey jile ci àjjuma gi lu tollook ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñett amee jàngoroy coronavirus juróom-ñaar ci ñoom ñàkk seenuk bakkan leeral yi daa ngeen ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu soxal wàllu sensibilisation benn artisan benn masque lancement bi ñu amaloon ko foofee ca gouvernance bu Thiès ci teewaayu Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat et du secteur informel ay kàddoom nag daa ngeen ko dégg ba tey ci biir xibaar yi waaye itam ki nga xam ne moo di Martin Mangane mi président de l'association des artisans libre du Sénégal addu ci mbir mi daal di nag gën a ñaax askan wi ngir rek ñu fagaru bu baax ci jàngoro yi coronavirus lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci wàccub liggéey kookee di Serigne Moustapha Sy Jamil di ibnu Serigne Mansour Sy borom daara ji lii daañu ci toftal nag xibaar yi ñeel bitim réew àndu ceeg Mamadou Ndione wàllu tàggat yaram mbokk yi moo koy ndar képp li lee moo di ponk xibaar yi faram fàcce gi nees tuut lay doon. mu ngoog ñu dellu nuyu leen ànd ak yéen ci àjjuma gi yem ak juróomi fan ci weeru février atum 2021 niñ ko junjee ci ponk xibaar yi jàngoro yi coronavirus tey lim ba daal di yokk lu tollook ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett amee jàngoro yi coronavirus juróom-ñaar ci ñoom ñàkk seen ko bakkan lu tollook juróom fukk ak ñett nag jamono ji ñu ngi ci sauvetage leeral yi ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko. Ministère de la santé et de l'action sociale. jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak ñett téeméer ak fanweer ak benn test yi ñu def ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bi jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci tamit ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee fukk ak juróom-ñaar ci Dakar Plateau fukk ak ñeent ci Thiès fukk ak ñett Mbour ak Ouakam fukk ak ñaar ci Kaolack fukk ak benn ci Kédougou fukk ci Louga juróom-ñeent ci Touba juróom-ñaar ci Tivaouane juróom-benn ci Rufisque juróom ci Darou Mousti Liberté 6 Mboro ak Pikine ñeent ci HLM Kër Massar Kolda ak Sacré-Cœur 3 ñett ci Amitié 2 Daara Gueule Tapée Xombol Médina Parcelles Assainies Richard Toll Sakal ak Tamba ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi malade si ñi nga xam ne dañoo entré woon wala ñu ngi leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alxames ñeenti fan ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci jàngoro coronavirus googee la ñuy desandi ak benn campagne de sensibilisation bi ñu doon amal foofee ca gouvernance bu diwaanu Thiès benn artisan benn masque docteur Pape Amadou Ndiaye teewe woon ko yëkkati ay kàddu nag gën a ñaax askan wi ngir ñu respecter li jëm ci mesures barrières yi ngir ñu ànd lëkkandoo xeex li di jàngoro coronavirus ay kàddu Mamadou Ndione la ko dénk ñu teewlu ko. fii ñu nekk nii dañu nekk ci lu ñuy wax pandémie Covid. léegi mu def suñ ko xaymaa fii ak tuuti mu def at boo xam ne ñi ñu gën a jege nit ñu am solo génn nañu àddina ñoo xamee ne ay keno lañu woon ci askan wi tey ñooñu jóge nañ fi muy lu ñu tiis lu ñu metti mais yemuñ ca mu tënk sunu koom ba la ñu doon am ak la ñu mënoon yépp daal di tënk ba mënatuñ ko ku mënoon juróom tey benn jaaxal na la ku mënoon fukk ñaar të na la kon loolu nga xamante ne dafa të askan wi te muy të ñëpp
ñi nga xamante ne ñooy waay xarala yi mooy artisan yi ak ñi nga xamante ne ñooy doxe seen ñaq muy taaba ak commerçant yi ñoo ci gën a sonn mbir nag soo ci gënee sonn yaa ci war a gën a taxaw moo tax ma rafetlu taxawaay bii nga xam ne yéen a ko taxaw tey pour que lii nga xamante ne mooy pandémie bi mu mën fee jóge mu mën fi jóge nag tey dafa leer ñëpp xam-xam nee na pour ñu mën a xeex mbas mi dañu war a takk suñuy masque dañu war a respecter mesures barrières yi respecter li nga xamante ne moom la ñu ministère de la santé ak kër docteur loolu lañ ñu wax nañu bàyyi mooy tunduku mbooloo yi mooy tunduku dëj yi ngénte yi yàlla moo ko def tey moomu bés bu demee ku boonu ngénte nga ngéntewaat waaye tey jii fi ñu toll nii aar sunu mbokk yi aar sunu bopp moom moo war a nekk sunu yille war du leneen loolu la ñu war a doxal. ñu desandeek moom Mamadou Ndione mi taataan kàddu kooke di Pape Amadou Ndiaye foofee ca gouvernance bu Thiès kàddu kii di Martin Mangane mi jiite nag lii di association des artisans libres du Sénégal rafetlu taxawaay bi nga xam ne le ministre de l'artisanat daal dina koy am ci diwaanu Thiès ñeel jàngoroy coronavirus ay kàddoom ba tey ci micro Mamadou Ndione ñu teewlu ko. boo gis nañ ni pandémie bi yàgg na te it boobu ba léegi. yaakaar naa ne artisans yi sonn nañ parce que ñoom ñooy wàcc dem ci atelier yi noo nekk ci marché yi nekk ci garage ba ñun ñu seetlu le président de la République ne nañu sensibiliser sénégalais yi ba ñuy dégg suñu ministre bi le docteur Pape Amadou Ndiaye buy dem tournée di ne nañu respecter distanciation yi di takk masque te yaakaar naa ne bu fekkee ne Covid bi mi ngi fi ba léegi kon ñun artisans yi dañuy sonn pourquoi pas ñun moo ñoo njëkk a jóg pour sensibiliser Sénégalais yi rawatina Thiès bii ñu dëkk si la ñoo am initiative bi ne un artisan un masque te bu lancement bi ñu defee ko fi tey te buñ ci paree dinañ def benn caravane boo xamante ne dinañu wër si marché yi ak garage fépp fu artisan nekk dinañ dem takkal la masque sensibiliser la loolu waraloon suñu daje bi tey. suñu objectif dañoo ne nañu plus de soxla nañu 30 000 masques boo yaakaar naa ni ba 2000 masques moo fi nekk pour lancement bi. mais am na suñu tailleurs yi muy artisan ñu ngi leen nuyu ñoom lañ parce que ñoom lañ wax ci ñu defar ko parce que am na ay autorités yu ñu bëggoon a may ay masques chirurgicales ñu ne leen non loolu mënta ne mënuñu nekk ay artisan yor suñuy tailleur ñooñu la ñuy jox ñu ñawal ñu masques yi pour ñu xamante ne ñun lépp lu ñuy def doomu réew mi war nañ ko mën a def si la ñuy jël masques yi jox ko tailleur te mi ngi nii vraiment affaire yi rafet na macha allah. te sant rek alhamdulilah dinañ def caravane wër ci Thiès bi yëpp sensibiliser képp kuy artisan rawatina képp kuy Thiès waa. Maam Cheikh Ngom di njiital association Kulang Safi yëkkati ay kàddu jëmale ko nag ci aéroport international Blaise Diagne rawatina nag jëm ci seen wàllu suuf gi nga xam ne aéroport bi pàcc bu am solo la ci jël loole nag mu daal di ñaax ñii di aéroport ngir ñu mun ci amal ay penco ak village yi nga xam ne ñoo wër aéroport boobee ay kàddoom ñu teewlu ko. L'État a mobilisé 10 000 hectares. ci atum 2006 la commune bu Diass daal di jot benn projet bu mag di aéroport international Blaise Diagne waaye nag samp biñ ko samp ci commune bu Diass bi daal di nañ nag laal bu baax a baax communauté yi xam ne ñoom ñoo dëkk ci gox bi ndax ñoom nag am na dëkk yu bari jotoon nañ leen. daal di toxal ñu gis ne nag zone économique bi nga xam ne moom la nguurub Sénégal bugg a teg ci Kour Safi indi na nag ay jafe-jafe ñu jàpp nag lu tolloog 10 000 hectares tàmbalee ko ca yeen ba Sindia nguur gi nag daal dina ko jël ngir def ko moomeel te nag boolewul ci dara ñi nga xam ne ñooy waa Kour Safi ginnaaw bu loolu wéyee nag ñu gis ne fa nga xam ne mooy pooru Ndayane bi xam ne lu tolloog 4000 hectares la ak ay agro industrie maanaam ay usines yoo xam ne dañ ko fa def ca bel zone yooyu nekk na loo xam ne it yëfu askan bi la ñu jël ñu gis ne daal ci xayma
suuf yooyu yëpp jël biñ ko jël indi na jafe-jafe ci askan bi la jëm nag ci wàllu béykat yi doon béy ci dëkk bi ak la nga xam ne nag fa lañ doon sàmmee seen jur yi gis nañ ne daal nguurub Sénégal daal dina moomeel jël lépp ngir daal di ko teg loxo li ci des nag mooy dañoo bëgg daal def li ñuy wax une périphérie bu nekk daal di nekk benn ëpp la xam ne suñ ko defee askan bi dinañ leen daal di jëlee fii am na dëkk yoo xam ne nag jot nañ leen toxal jékki-jékki rek ñu waxaat ne dañuy jël aéroport international Blaise Diagne ñu daal di koy yokk te suñ ko yokkee nag am na dëkk yu bari yoo xam ne ñu ngi ci commune bu Diès ak commune bu Morona te ay dëkkub séeréer la dinañ leen toxal loolu nag nekk na loo xam ne metti nañu lool te gis nañ ne suñu kilifa yi xam ne ñoon ñu toogal àdduwuñ ci dara loolu tax na nag ba ñun ñi xam ne ñun ñoo yore association bu ñuy wax Kolam King Safi ñu daal di jóg taxaw fas yéene xeex ba li nga xam ne moom la ñu fas yéene def du fi amee waaye nag ci loolu dinañ fexe daal ba porter plainte AIBD ndax ñoom li ñu bëgg a def ci suufu Kour Safi nekk na loo xam ne teguwul fenn. Parce que nous allons porter plainte contre l'AIBD. mu ngoog ñu wax ci leneen nu ñu ko junjee woon ci ponk xibaar yi mu jëm nag ci retrait des enfants de la rue loole nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekatu daara yi nanguwuñu ko dégg benn yoon tax nag ñu yuuxu wàllu daal di woo njiitu réew mi ngir daal mu daal di dakkal loole nga xam ne daal dinañ koy tàmbali di fas yéene jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo daara yi ci mbedd mi mbir mu ni mel nag daal di ñu koy rafetlu benn yoon ka yor seen kàddu di Mamadou Lamine Fall ñu teewlu ko. Président de la République mooy daara alxuraan Sénégal dafa am façon bu ñuy doxee seen wàllu njàngalin ak lañ fay jàngalee ak façon bi ñuy yare ak façon nit bi ñuy tabax dafa am yoon woo xam ne jaar ca moo leen di permettre ñu mën a réussir loolu ak la mu laaj ci ay mécanismes ak i taxawaay ak i jëf ak ay comportement loolu lañ wax ne daara alxuraan Sénégal yëpp ci kaddu suñu kaddu ak kaddu yi kilifa diine yi ak kaddu président Moussa Lo mi nga xam ne moo jiite fédération bi te moo jiite réunion tey bi ñu ngi koy wax ne ko li ñuy sàkku lu néew la mooy nañ bàyyi daara alxuraan Sénégal yi ñu continuer nañ daan liggéeyee sakkuwuñ ci ñoom dara parce que ñoom duñu jox dara bu ñu doon jox dara duñ jël fukki milliards ak juróom jëmale ko uniquement ci luy génne dongo yi ci mbedd mi te fukki milliards ak juróom soo ko tegoon ci loxo fédération bi yelwaan jóg fi kon am na benn mafia bu nekk ci gannaaw boo xam ne bi moom lañ bëgg mu lekk xaalis rek ñun xam nañ lépp waaye la ma waxoon rek bu nañ lekk seen xaalis nañu déroulé seen i plan waaye daara ji moom nañ ko fi bàyyi ñun tëjuñ suñuy bunt combat bi bu jotee dañ koy def sur le terrain waaye itam bu waxtaan jotee dañuy waxtaan ndax réew mi ñëpp ñoo ko bokk te kenn du ko toj ba bii ñoo préparé woon nañ pour loolu waaye dem nañ ba ci biir ñu delluwaat gannaaw mooy état bi nekkul ci maanaam ci atmosphère u dalal ma apaiser situation bi wala mu waxtaan kon nag léegi jël nañ fi kilifa yooyu yëpp président de la République la ñuy waxal ne ko na assumer responsabilité am moom la ñuy diglu itam nag ba xam bëgg na jàmm am ci réew mi wala bëggu su ko bëggul daal mooy na bàyyi surgaam yooyu ñuy def li ñuy def danañ fekk ñeneen danañ fekk ay taxawaay yu méngoo ak ñoom li ñuy def ci terrain bi bu dee bëgg na jàmm nag na woote jàmm nu mu gën a gaawee ñu toog waxtaan. mbokk yi noonee la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci wàccug liggéey kii di Serigne Moustapha Sy Djamil ibn Serigne Mansour Sy borom daara ji ni ki démb la wuy ji boromam foofee ca hôpital principal bu Ndakaaru ni ki tey lañ ko jébbal boromam ci dëkk bu sell bee di Tivaouane si njiitalu Serigne Babacar Sy Mansour ñu teewlu soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak nakar bi Sénégal yeewoo ci génnub àdduna Serigne Mansour Sy Djamil di doom ci Serigne Mansour Sy borom daara ji daan liggéey ci mine di dox ci social di defaral askan wi ay tali dinañ ko dencee ca Tiwaawoon ci wetu waajuram bu jigéen ak bu góor ñoo ngi koy jaale ay mbokkam ak communauté tijaaniya bi yépp congu yi armée bu Sénégal amal foofee ca Casamance ci waa MFDC daanaka
ndam rek lañu fa am rebelle yu MFDC dellu nañu gannaaw ba nga xamee ñii di armée bu Sénégal dal nañu seen kaw rebelle ci commandant major Adama Sané jamono yi ñoo ngay nas ay pexe ngir fas yéene daal ci armée bu Sénégal. ñu jeexalee ak foofee ca diwaanu Mbuur ci guddib ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru février bi lu tollu fukki nit jot nañu leen teg loxo juróom-ñaar ci ñoom jëm ci wàllum vol de bétail ñett ci ñoom jëm ci wàllum violation du couvre-feu donte sax ñoo ngi ci jamonoy mbas mi foofee ca diwaanu Mbuur ñenn ci ñoom ña ngay wéy di xotti digle yu jóge ci kilifa ya. ñu sant ko gërëm ko moom soxna Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi noonu la ñuy tàbbee xibaar yi ñeel bitim réew Mamadou Ndione lañ ci àndal. xibaar yi teel bitim réew ñu daal di ko tàmbalee nag ci àtte bi ñu doon àtte ki nga xam ne mooy Dominique Ongwen ca cour internationale di CPI démb nag ci alxames gi la woon yemoon ak ñeenti fan ci weeru février moom nag daal di nañ ko tuumaal ne rek wala wax nañ ci teg nañ ci ndoogtaam ne rek dafa def crime contre l'humanité moom moomee nag nekkoon ancien commandant bu LRA di groupe rebelle boo xam ne moom moo sooke woon guerre civile ba am ci bët Saalum Uganda lu tolloog ñaar fukki at ñoom nag daal dinañ ko wax ne moom moo def ay faat bakkanub nit ñu bëri daal def na ko jaamloo nit daal di def ñi ànd ak moom rek di sàkku ay nit te teguñu ko fenn waaye nag sàcc moomeelub doomu aadama waaye nag jël ay xale yu ndaw dugal leen soldaal ak ni ni mel foofee nag ca dëkk bu ñuy wax Lukodi nekk nag ca Uganda foofee xam ne nag ki nga xam ne mooy Dominique Ongwen daal dina fa doon def ñaawteef yu bëri ginnaaw nag ci atum 2004 ginnaaw nag buñ ko àttee daal askan ba fa nekk daal dinañ ànd lool ci àtte ba kontaan lool ca doxalin ba nga xam ne CPI daal dina ko doxal jëm ci mbirum Dominique Ongwen. jóge nag Uganda dem fële ca Éthiopie nag nii de daal dinañ takkaat rek àtte bi ñu doon àtte ñi xam ne ñaar fukk ak ñeent lañu nekkoon nag ay opposant te di opposé wu jëmale ci premier ministre bu Éthiopie di Abiy Ahmed ñoom nag dañ leen a tëjoon ci weeru juillet bi weesu ñooñu sax am na ko ca kañ ca gën a ràññee mooy Jawar Mohamed nekkoon nag naataangu ki nga xam ne mooy premier ministre bi Abiy Ahmed doon ànd ak moom di ko jàppale waaye mujjanteel ba daal ñu réeroo ba daal tëj kasu daal di ca am ñu jàpp ne nag ki nga xam ne mooy premier ministre boobee sax bokk na ci xeet bu ñuy wax Omoro xeet bi nga xam ne moo gën a bëri ca dëkk boobee ci Éthiopie moom nag daal dinañ ko tëj boobu ak léegi daal toll na ci juróom-ñetti weer lañ leen toppee daal mooy ne dañoo jëmmal la ñuy wax terrorisme daal di saa ndawra rek ñu daal di fippu ak ni ni mel jamono yi nag jàpp nañ ne nag ba léegi attewuñ leen waaye nag gis nañ ne élection yaa ngi waaj a ñëw ci weeru juin lay doon waaye nag kenn daal di attewu leen ba tax na nag ñoom ñu nga doon wane seen bopp ngir daal amal grève de la faim ngir daal ñu mën a yëglu. jeexale xibaar yi teel bitim réew ak foofee ca Centrafrique nag jamono yi yëpp mbokk yi xam ngeen ne nag ay xeexoo yu métti dox na ci diggante armée nationale ba ak kuréel yoo xam ne ay rebelle lañu ci weeru décembre ba léegi sax ñu ngay xeex daal di song capitale ba ñu dàkk leen waaye jamono yi nag mënees nañ jàpp ne capitale ba di Bangui daal di nañ ko nag coupé du reste du pays maanaam daal di nañ ko def blocus ña ko def nag mooy rebelle yi ba tax na nag dëkk ba daal ñàkk na lool la jëm nag ci wàllub marchandise ngir nit ñi daal di jënd ba tax na nag benn yoon bi nga xam ne moom moo dox diggante Cameroun ak Bangui te camion yi nag di yëpp marchandise di ko indi foofee ca Centrafrique yoon boobu nag la rebelle yi baare ba tax na nag marchandise daal duggul ñaari weer a ngi nii ñu jàpp ne nag situation ba daal wala doxalin ba daal sooxee na lool foofee ca marché ya nekk ca Bangui la jëm nag ci wàllub
njënd ak njaay. mu ngoog sant ko gërëm ko Mamadou Ndione mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel bitim réew noonu la ñu koy dar keppeek wàllu tàggat yaram wax nag ci li nga xam ne moo di quart de finale bu coupe du monde des clubs ñu tàmbale ko benn fan ci weeru février fas yéene ko jeexal juróom-ñaari fan ci weeru février foofee ca Doha club bu égyptien bi di Al Ahly moo daal di gagné benn bal ci dara club bu Duxaari bu Qatar ñu fàttali ne championnat bi ñu ngi ko tàmbalee depuis ci atum 2006. Ajax d'Amsterdam ci benn communiqué bu mu xamle tey ci ajjuma gi yemoo ko juróom benn fan jëm nag ci li nga xam ne rek moo di suspension 12 mois bi ñu tegoon nag ci seen gardien bi di ci André Onana toll ci ñaar fukki at ak ñeent lu ni mel nag ñu fas yéene ko yóbbu fa mbaxane doone benn ndax jàpp nañu ne lu toll ko fukki weer ak ñaar bi ñu suspendre seen gardien de but bi bokk na ci li nga xam ne dina gàllankoor seeni équipe boobee. mu ngoog sant leen gërëm leen mbokku téléspectateurs yi ñu doon bàyyi xel lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.